li ñu egsi ci xibaar yi. lu mu wone mooy yëf yi. bokk na ci xibaar yi benn soxna bu ñàkk bakkanam ci ab lakk bu am yëf yaa ngi xewee ci ancienne piste ba ca boori Mermoz ca bërëb ba mécanicien yi nekk am na it ay oto yu tàkk jëppeet Fatou Kiné Gaye ca Pikine police génne ab communiqué officiel ngir waxaat ci yenn anam la ñu faatee soxna soosule autopsie ba ñu defee ci hôpital Aristide Le Dantec la muy wane ni soxna si dafa faatu ginnaaw bañ ko jamee lu bëri ak ab paaka. ay jafe-jafe yu meññee yi maanaam ñiy defar farine di jànkuwanteel jamono ji ndax guerre ba am fële ca Ukraine ay weer a ngi nii ñoom ñoo am ay jafe-jafe ngir am blé ba na mu waree ndax njëg gi dafa yokku indi ko ba fii ci réew mi sax it nekk na ab coono ñoom meññee yi itam ñuy sàkku ci état bu Sénégal mu fay leen bor bu toll ci fukki milliards ak ñeent. baykat ya faree fële ca Ndukkumaan ñoom nag dañoo mer bay futtu ndax saagu engrais bi ñu ne dafa yokku ci juróom-benn téeméer urée bi moom itam njëg gi dafa daanaka ful ñaari yoon dem sax ba 18 750 ñuy naqarlu ab parparloo bu ñu nemmeeku ci séddalem jigeek lépp lu ñu aajo yittewoo ci mbay mi. Union nationale des vrais acteurs de l'artisanat ñoom nag nee nañu dañ leen di xoxotal ñoom ay mécaniciens lañu la ñu bëgg mooy yenn ci seen i mbokk yu ñu tegoon loxo ci ay manifestations yi la weesu ñu bàyyi leen teg ci ñu wutal leen benn bërëb bu ñuy mën a defee seenub liggéey loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. di leen ziar mbokk yi ancienne piste bi fii ci Ndakaaru ca boori Mermoz dafa am benn lakk bu metti bu fa amoon niki démb benn soxna moom moo ci ñàkk bakkanam sax ci lakk boobule yëf yaa ngi am ci guddik démb kon jàpp tey jëli ci altine gi ca bërëb ba nga xam ne mécaniciens yi takku nañ fa bëri ay garage automobile am na sax ay oto yu ca jot a lakk ñu ne daal benn barak boo xamante ni ay bant la woon ak zinc moom moo tàkk ni ngeen di gisee safara si noonu le du ñàkk ñu ànd ci yeneen jotaay ak Pape Fara ñi nga mañu fa teewal. police nationale génne benn communiqué mu yitteel Fatou Kiné Gaye muy soxna soosule ñu faat ñoom nag police lañ ca wax mooy yëf yi vendredi daal ba 22h jotee ñu ne ca la ñu jokkoo ak waa commissariat bu Pikine ngir xamle leen ne am na benn soxna bu ñu fekk mu faatu ci ab multiservice ci lu jàkkaarloog école 5 ca Pikine rue 10 ñu ne bañ ñëwee nag ci lañ gis ni soxna soosu Kiné Gaye la. ginnaaw ba sûreté urbaine ñëwee ànd ceeg division technique ak scientifique bu police nag ci la ñu xool def seenub l'enquête ba gis ni dafa am ay gaañu gaañu ba ñu yebalee néew ba ci hôpital Aristide Le Dantec ngir autopsie bi la ñu gis ni dañ koo jamate moom soxna si di Kiné Gaye ba mu ñàkk bakkanam enquête bi nag tax ba suspect ba ñu ca teg loxo di ab collègue am bu bokk ak moom di liggéey ci entreprise Mansour Sy am na ay yeneen objet yoo xam ne laale na ak faat boobule ñoom te ñu fekk ko ci këram jël nañ ko ba noppi denc ko maanaam placé ko sous scellé police nationale nag ci communiqué boobule ci kilifteefu ministre de l'intérieur ñu ne ñu ngi jébbal seen njabootu Kiné Gaye moomule. xibaar bi nag ñu ngi ko jëlee ci suñu ndaw la ñu teewal fële ca diwaanu Kédougou ñu ne ñaari nit bàyyeekoo wala cosaanoo fële ca Mali ñoom ñoo doon xeex ginnaaw ab match de football ba kenn faat moroomam yëf yaa nga xewee ca diwaan boobu la ñu naan Daloto ca commune bu Missirah Sirimana nekk ca département bu Saraya Kédougou ci boppam xam ngeen ni bés yële weesu amoon na accident bu métte bu fa amoon ba juróomi nit faatu woon ci jamono ji nag juróom benn la ndax juróomi benneelu nit boobu la ab soxna la woon bu doon nelaw maanaam nekk dans le coma dafa mujjee ñàkk bakkanam ab benn chauffeur ñu ne moo doon nelaw ca woto ba ba daal di faat nit yooyu yëpp bokkoon na ci ab soxna bu wannoon lor toll ci juróom-ñetti weer. niñ leen ko doon waxee sànq meññee yi maanaam ñiy defar farine jamono ji ci ay jafe-jafe la ñu nekk ndax guerre ba am fële ca Ukraine ay weer a ngi ni fexe ba am blé nekk na lu jafe njëg gi dafa yokku teg ci ngir fexe ba indi ko ci réew mi tam nekk na lu jafe-jafe ñoom meññee yi te rax ci dolli nee nañ état bu Sénégal amel na leen koppar lu toll ci fukki milliards ak ñeent ñu déglu ci Cheikh Diop ak Youssou Bara ñu teewoon seen ndaje bi.
ay weer mi ngi nii nag ñuy dundi ay jafe-jafe ñi lee di yëngu ci secteur bu farine bi nag li nga xam ne moom moo waral lu ni mel bari na liñ ci mën a jukki bokk na rek ci yokkub li nga xam ne moom moo di njëgum blé bi njëgum transport bi ak itam bor wi nga xam ne gouvernement bu Sénégal daal na leen koy amel ak yeneen yu ni xeetoo association des meuniers industriels du Sénégal di artu daaw bi at bi di waaj a jeex boobu ñu ngi woon ci Covid bi blé dafa xawoon a yokku bi ñu yokkoo fekk ñun ñu ngi waxoon ni mënuñu weesu saaku 16600 bi blé bi yokkoo dañu gis ni njëg dëgg-dëgg bi mu nga war a nekk 19200 ñu ni nag ñun mënuñu jaay di perte mënuñu nangu ni prix bi 16200 la 19200 la bu pare ñu naan ñu jaayee leen 16600 bi nga xamee ni nag téye nañu suñuy loxo ndax mënatuñu woon dem dañu woo waxtaan. ñu ni léegi ñoom nangu nañu ni prix bi dana yeeg 19200 waaye il faut que ñu xaar kayit bi génn ñu ni nag fekk kayit bi day génn tàmbaliwaat leen seen liggéey bor bi ñu ñoo leen koy fay maanaam différence boobule. loolu ñu daw ci weer balaa ñu koy génne kayit bi buñ ko xaymaa mu toll presque 4 milliards ñu waxoon ni dañ ñu ko fay boobu ba léegi kenn fayu ko. diggante bi guerre bi am ci diggante Russie ak Ukraine gën a taral mbir mi. ay boobu ak léegi ñetti weer yooyu nag tax na bor bi léegi toll na presque 10 milliards fekk 4 milliards yi boo ngeen xoolee bu baax daanaka presque jege na 15 milliards. ci bés yi li nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal mënees naa nemmeeku li nga xam ne moom moo di ñàkkum mburu mi fii ci réew bu Sénégal li ko waral bokk na ci lépp lu ñeel wàllu production bu farine bi nag daan ko dakkal. bu fekkee usines yi mënatuñu jëndi blé maanaam dootuñu mën wal farine bu ñu warul farine maanaam boulanger yi ñoom itam dootuñu mën def mburu kon faaw diggante boobu mburu ñàkk ci dëkk bi te loolu moom la ñëpp di moytu. njëgum saakum farine bi tam mënees naa nemmeeku aw yokkute balaa yàgg dara. ñun ñu ngi doon jaayee saak bi 19200 francs CFA. dafay yokk bu fekkee ni blé bi nii buñ ko calculer woon dugal ko ci nu ngeen def blé bi saaku mburu bi day yokk mun na dem ba 30 000. lenn ci ay saafara mënees na koo xaar bu fekkee ñu ngi amal li nga xam ne moom moo di blé fii ci réew mi association des meuniers industriels di sàkku itam ci gouvernement bi mu jëli dogal laata bay di wéy mbuus lu ko may ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci li nga xam ne nag moom moo di wàll wi daañu dakkal bépp liggéey boo xamante ni dañ koy def ci marché wu céréale bi. baykat yi nekk ci biir réew mi moom li ñu nemmeeku mooy engrais njëgu saak bi dafa yokk dañ cee toftal ñu ne juróom benn téeméer ak lu ñuy xeetoo mu di urée bi daanaka njëg gi dañ ko ful ñaari yoon 9000 la woon ñëw na ba ci 18750 francs bu ñu sukkandikoo ci baykat ya nekk ca Ndoukoumane mu di lu ñuy naqarlu bu baax a baax jaarale ko ci mouvement boobu la ñu naan aar sunu moomeel ñoom ginnaaw ab ndaje bu ñu doon amal ak taskatu xabaar yi li ñuy naqarlu itam mooy parparloo bi ñu nemmeeku ci séddaleem jur gi ak lépp lu ñuy soxla ci mbay mi Omar Ndiaye ak Boubacar Fall boobu ca diwaanu Kaffrine. baykat yi atum ren bu yeboo ñu waajal seen bopp ndax lu xeetoog jiw ak engrais dina cher ba jéggi dayoo moo di gis-gisu mouvement aar sunu moomeel président bi di Bassirou Ba. ci engrais bi ak gerte bi dara du yomb ren engrais wu gerte bi 10 000 francs lay jar maanaam jàpp leen ne yokku nañ ci 3000 francs par sac ñu ñuy rey na doole nañ 10 milliards. ñoom ñu ngi estimé ne danañ ñu def 120 000 tonnes ci engrais loolu rek soo ko calculé 3000 francs yi daf lay jox 7 milliards 200 millions. ci beneen engrais bu dugub bi bu gerte bi 12500 lañ koy jaayee ngeen dem ci urée dëpp leen seen nopp yi. 9000 la doon jar yokku nañ ci 9750 francs dafa doublé. fuñ jëm lii di R2 képp muñ ci 230 francs fan lañ jëm. ci milliards yi ñu yokk. ñoom nag nee nañu lii lépp bu amee état bi génn ci. te loolu càgganteeg état la daf ko neex muy daf ñuy xiifal ba jamono yi muy yónnee xaalis di ñu ko may bu élection jotee muy yónnee ay nit di yónnee ay milliards ci dëkk yi di yónnee ay tonnes ceeb comme si dañu xiif. lii politiciens yi dugg di oote guddeeg bëccëg seen bopp képp séddoo poste dong ku fiy jóg ne yaa ngi dem di ñaxtu di toj. yaa ciy des. ñoom mouvement aar sunu moomeel nag jotoon déposé ci parrainage bi bëgg a teewal baykat yi ca pencum ndaw réew mi waaye lu nu mel de mujjut a antu mu métti leen lool. toog nañ ba dimanche
ñi dégg ñëpp di dugal ñi lim parti yi dugal seeni parrainage dégguñu suñuy bos ma woo suñu responsable la secrétaire général mun ma dañoo mujjee demee ci wàllu askan bi lañ mujj demee waaye dañoo seey tabax jot na dañ koo seeyal ci biir wàllu loolay dëgg ji sans ñu wax ko doomu aadama yi. ñoom mouvement Aar Sunu Moomeel nag nee nañu tànk ak tànk mbagg mbagg topp opérateurs yi ak état bi ba lépp loo xam ne gis nañ ko mu soxe ci joxem jiwu mi ak engrais daañu ko yéebaane ba réew mi yëpp jot ci. ca Sédhiou moom am na ay kon déggoo yu ñu xaatim ci wàllu mbay mi ngir fexe ba jàppale soxna yi ab projet bu gouvernement bu Canada financé lu toll ci 4 milliards ci sunu ay koppar am na téeméeri junni ci ay producteurs bokk na ci juróom-ñaari junni jigéen yi ñu nar a jàppale ngir fexe ba ñu mën a jot ci ni mu gën a yombee ci koppar yooyu ngir ci wàllu mbay mi mu bañ a jafe ci lu ci mel ni région yu Kolda Ziguinchor ak Sédhiou Tambacounda Oumar Cissé Sow lañ ciy déglu ay kàddoom Bakary Konté ak Khali Diame ñoo ko tàddaan. projet bi nga xam ne dafa tudd résilience nga xam ne li ko tax a jóg mooy jàppale baykat ngir jafe-jafe yi nga xam ne bu ko dalee muy gàllankoor yi nga xam ne ci risque climatique yi lay aaju bu ko dalee mu mun a am projet bu ko jàppale ba mu mën a jug taxawaat continuer liggéeyam def nañ nag ay caytu yu am solo gëstu nañ dajale coopérative yi nga xam ne ñoo ne ci région yi bi ñu defee loolu tànn nañ juróom ci ñoom coopérative bu ne bu ñu signé ak moom budget ak activité dina am yoo xam ne moom lañ ko laaj yooyu ñu ko laaj nag jubluwuñ ci dara lu dul jàppale leen ba seen développement gën a ñoŋ projet boobu nag nga xam ne mi ngi tudd résilience danañ ko doxal ci diirab juróomi at mu am budget bu doll ci 4 milliards maanaam 10 millions ci dollars canadiens yoo xam ne dinañ ko def ngir mën a ñoŋal mbay mi surtout nag dimbali 7000 jigéen ak 100 000 producteurs bu fi ak juróomi at yi ñu am accès ci assurance am accès ci service financier. ñu des ci bët saalumu réew mi ndax ku tudd Casamance ñu tudd itam madd bu Casamance nag lu yàggatul dara dinañ ko labelliser ci ab indication géographique maanaam fa mu jógee ñu xam fan la lancement campagne bi ci atum 2022 ñu ngi ko amal foofu ca Ziguinchor ci teewaayu gouverneur adjoint bi ñu dénk wàllum développement ak ab délégation bu bàyyeekoo ci développement industriel Talla Samb moom conseiller juridique la ci agence sénégalaise propriété intellectuelle ay kàddoom bu Kardiassi ak Lamine Mondiang ñoo ko taataan. ñu ñëw tey pour démarrer benn campagne de lancement ci affaire pour IG Madd de Casamance comme ni ngeen ko xamee xam nga fii Sénégal ñun en fait tradition bi ñu am xam moom mooy lancement campagne arachidière lancement campagne beneen produit mais bii indication géographique dafa nekk loo xamante ne dafa bees loo xamante ne lu yees la. pays européens pays en tout cas développés yi ñoom teel nañ xam ba ñoom protéger nañ ay produits yu bëri mais ñun si suñu wàll ñun peut-être que mu ngi doog yegg si ñun waaye nag ñu ngi ci béy suñu waar et loolu nag moom moo tax nag ñun tamit ñu bëgg tey àdduna bi yëpp xam ni en tout cas fii ci Sénégal en l'occurrence ci Casamance am na benn produit boo xamante ne tey ñun teg nañ ci loxo boo xamante ne tey moom lañ bëgg a jàppale yëkkati ko ba àdduna bi yëpp xam ne tey am na benn campagne IG Madd de Casamance boo xamante ne léegi ñu ngi koy démarrer ndax campagne boobu dafay doon léegi dañ koy tàmbalee ci wàllu collecte bi maanaam ni ñu koy foree ni ñu koy wutee ni ñu koy produire ni ñu koy transformer ni ñu koy labelliser en tout cas daal def ba nga xamante ne daal tey day nekk produit boo xamante ne dafa mucc ayib loolu tey moom mooy solo si ndaje bi pour ñu waxtaan si ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci mbir moomu retombées yi ci mën a am bëri na ñu ngi xaar création d'emploi augmentation même tamit de l'emploi ñu ngi xaar itam tey au plan de l'environnement tey ci àllam bi ñu ngi xool tey naka lañ ko mën a aaree. Kokki Diop moom ab diwaan la bu nekk fële ca commune bu Pekes am na fanweer ak ñaari village yu nekk foofu dañoo dajaloo ngir amal ab toogaanu ñaxtu ña ca bokk nañ ci ay chef de village imam ndaw ñi ak soxna yi ndax nee nañu forage bi daanaka ay semaine a ngi nii dafa panne te Aquatech moom moo koy gérer ba tax na ndox mënuñu koo tegg te buñ ko gisee sax dafay cher loolu reportage Cheikh Anta Diop say laatiya lu toll ci fanweeri dëkk ak ñaar jóge Pekes ak arrondissement Mérina Dakhar dëkkoon fii ci Kokki Diop doon amal ab toogaayam ñaxtu nee nañ de Aquatech ni mu yore seen forage bi de yoreen bi baaxul. ñun ñoo jënd pompe dugal ci biir jënd pompe teg jënd armoire monté jënd armoire teg te bi ñu ñëwee lépp dañ leen koy jébbal plus ñaari batterie forage bi Aquatech bi mu ñëwee 2 mois yii laajal imaamu dëkk bi xanaa wax dëgg ak jub ci imaam la yem 2 mois Aquatech day àbb batterie pour taal forage bi dañuy toog bëgg a naan
woo conducteur bi mu ni forage bi mënut a tàkk tey ndax ama batterie di wekki batterie jàkka ji ba mu yàqu. Aquatech jaar na foofu ak ñun. pompe bi mu yoroon lakk na jëndiwul pompe boo xam bii ñi ngi ko wekkee Mérina Dakhar muy tàng moom lañ ñëw teg tey pompe booba lakk na. loolu leer na sous-préfet leer na ñëpp ni sagaru pompe la fi Aquatech bàyyi. li leen gën a mettit bokk na ci ndox mi cher na lool te képp ku fas yéene branché nag su ci forage bu Aquatech bi daa génne lu toll ci 20 junni. li nga xam bi moo jommal nit ñi. ñu ni la pour nga am ndox il te faut 109 700 yoo xam bi diggante 0 à 20 mètres la. ñoom bañ jëlee forage bi ak léegi. benn kër moo ci am ndox ndimb faal la 110 000 baykat mënu koo làmb di xëccum ndox. dans 16 mois benn kër moo xëcc ndox. fii li ko wër lii forage bi bu ko séenatee na gëmm bu bëggee jàmm. daje nan fi ñun ñëpp fanweeri dëkk ak ñaari fal commission ad hoc pour dem xeex ak moom pare nan. fanweeri dëkk ak ñaar jóge woon ci Pekes ak arrondissement Mérina Dakhar nee nañu forage bii de teg nañ ci loxo. jërëjëf Cheikh Anta Diop union nationale des vrais acteurs de l'artisanat ay mécaniciens daanaka ñoom ñoo ko séq ñoom nee nañu dañ leen di xoxotal fi ñu nekk ndax teg ci fu ñu dem ñu jëlee leen fa ginnaaw ba ñu doon amal ab conférence de presse dañoo bëgg seeni mbokk yi ñu tegoon loxo ci ay manifestation yu weesu ñu bàyyi leen teg ci ñu wutal leen ab bërëb bu baax bu mucc ayib bu ñu mën a nekk ba wéyal seeni activité. Bamba Niang moom mooy seen coordonnateur dañ koy déglu ak Abdoulaye Anne. bon jafe-jafe mécaniciens yi c'est tout simplement l'espace la ñu amul porter suñu contribution pour l'aménagement du territoire désormais ñu ciy dugal les garages de proximité dans les quartiers c'est possible parce que présidence boo fa demoon tey garage a nga fa du coup gis nañ bunduxatal yi nga xam ne ñu ngi koy bunduxatal mécaniciens yi ak di leen déplacer te maintenant ñun ak suñu organisation bi koo fi gis am na garage moderne boo xam investissement bi egg na 50 millions. À chaque fois que mécanicien est occupé TNU bu ñu demander régularisation ça traîne. Pourquoi ça traîne? Parce que il attend peut-être d'autres promoteurs comme on dit pour def loo xam ne dinañ mën a tegu ci suñ kaw. l'UNAPAS jël na ay responsabilités am pour tey mécaniciens yi nekk ci biir dëkk bi comme tout le monde am droit comme tout le monde. Parce que dans tous les pays développés il y a des garages de proximité on peut pas xëy ñu sànni ñu ca àll ba léegi bu ñu demee ci àll bi sax ñu ñëw nañu àll bi moomu leen ko Macky Sall mu bàyyi xel ni mécaniciens yi. pete ca bët gànnaaru réew ma la nekk foofu nag li ñu nemmeeku ci école yi mooy xale yi dañuy teel a bàyyi jàng bu dee ci góor ñi la moom ñàkk moom moo waral bu dee ci jigéen ñi laata BFM dañ leen di may borom kër ñu dem sëyi ba tax na bureau régional bi nekk foofu ëmb ay jàngalekat ñuy def seen kéem kàttan ngir xale yi mën a dugg ci école bi des fa ñoom dañoo bëgg loolu lépp mu dakk Ousseynou Diop lañ ci àndal. bureau régional bu Scofi ñëw bi mu ñëw ci pété la ko gën a waral bokk na ci xale yu jigéen yi ñu daal leen di sauver ndaxte la ñu gis mooy ñu ci bari ci ñoom dañu teel a bàyyi njàng mi. ñu signalé que ni pété bu ngeen fa dikkee déperdition bi dafa gën a fort non seulement ci filles yi mais aussi ci góor ñi ndax dañu gis léegi xale yu góor yi au lieu ñu toog ci école bi mais dañuy préférer bàyyi boo leen laaj lu tax nga bàyyi ñu ne dama bëgg tekki lu tax nga bëgg tekki dama bëgg dimbali samay waajur. ci jamono jooju itam gis na ni góor ñi itam loolee moo leen di dal te la koy waral bokk na ci lu jëm ci wàllu ndóol mi bu dee ni jigéen ñi la moom lay gën a waral ñuy teel a bàyyi mooy sëy bu teel bi te seeni ay yax du muus. xale yi jigéen ñi ñu ngi seen problème mooy dañ leen di teel a maye problème teel a maye boobu moom la xale yu jigéen yi nekk pété am ndax waajur yi dañuy gis xale bi bu tollee 14 ans wala 13 ans ñu maye ko ndax da ngay gis xale yu góor yu ndaw di bàyyi di dem jaay wala ñu dem ci àll bi di sàmm. wala ñu dem di bay uniquement pour am dara pour indi si njaboot gi. kilifa yi nag daal di prox ndolu ci mbir mi jàpp ne ñëpp dañu war a jàpp ci wàllu xeex bi. inscrire fii yi xale yu jigéen ñi école yóbbu leen école ba pare surtout bàyyi leen fa ci école bi ba ñu jeexal seen cycle yëpp. bureau régional bu Scofi nag nee na dina amal xeex bi ci gox-goxaat yu bare ci diwaanu Ndar Géej ñoom seeni kàddu jigéen ñi dañu war a des ci njàng mi ngir suba ñu mën a tekki.
Caisse des dépôts et consignation moom nee na lu toll ci juróom benn fukki milliards ci sunuy koppar la génne ngir mën a am 30 hectares ci aéroport Léopold Sédar Senghor. Directeur général bu CDC di ci dolli ni lépp ci leeraange lañ ko amal, muy woo ñii di ay liggéeykatam ñu wàccoo ak la leen kër ga teg ak li ñu digaale ak ñoom. Dañoo daje woon fële ca Nianing di waxtaan. Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. waa caisse de dépôt et consignation leeral ci 30 hectares yi nga xam ne dafa jëm ci suufu aéroport international Léopold Sédar Senghor bu Yoff ñuy xamle ni lépp dafa jaar yoon. assiette foncière Yoff moom lu leer la loo xam ni dafa nekk njëriñu peuple sénégalais d'ailleurs parce que ñun dañu jaay dafa mel ni yéen seen xaalis lañu jël seen alal lañu jël jaay ñu ko ñu delloo ko état ñu fay état jël ko dugal ko ci budget Sénégal nga xam ne budget boo xam ne ñëpp mën nañ ko gis ndaw réew yi nekk assemblée dañ ko gis yéen peuple sénégalais comme un compte rendu dañ leen koy defal saa su ne mën ngeen ko gis donc 60 milliards yooyu dafay tax état am jumtukaay yoo xam ne war na ci mën a dimbali logement social def naa loolu lañ ko jagle. ñoom nag ñu amal ab lël ci Nianing directeur général CDC di ñaax liggéeykat yi ñu gën a baral seeni loxo waaye tamit ñuy respecter heures yi. du côté des dirigeants des managers war nañ def effort dans la gestion du personnel bi seen bopp dañu war a xam ni fépp fu ñu ne bu ñu liggéeyul entreprise dina suux te bu entreprise suuxee ñoom la ñuy njëkk jëlee foofu parce que dirigeant en général am nañu métier loo xam ne mën nañ dem feneen donc ñun ñëpp dañu war a ànd lëkkaloo liggéey boo xam ni vraiment njëriñ la pour entreprise bi defe naa c'est l'appel que j'ai lancé di ñaan yàlla ñëpp dégg ko. bu ñu sukkandikoo ba léegi ci direction générale bi ñuy xamle ni CDC fi mu ne nii lépp a ngi jaar yoon ndax tey jii seeni kees yi am nañu lu toll ak 250 milliards ci sunu koppar. jërëjëf Abdourahmane Diallo ñu wutali ji fële ca Kaolack foofu élus locaux yu communes yi nekk foofu yëpp ñoom nag tàggat nañ leen ci nan la collectivité territoriale war a doxee mu di ab liggéey bu tukkee ci PACASEN directeur bu centre national fonction publique locale dafa gis ni ginnaaw ba ñu jógee ci élection locale yi la weesu ñu bëri soxla nañu rawatina ñi nga xam ne ñooy door a toog ñu jàppale leen ci naka la ñu mën a fexee ba yor seen collectivité territoriale yooyu la ca Kaolack ak Pambay Diaw ak Fally Gueye. ab commune doonut loo xamante ni lu yomb la ki ko xam le di directeur du centre national de la fonction publique locale et de la formation Abdou Khadir Ndiaye di xam le ne gannaaw commune yu bëri daal di nañu yeesal seen équipe municipale day jaadu nag ñu daal di leen di tàggat ci nan la ñu yore ab mairie yi. tàggat bi nag am na ay élus yu bees yu ñëw da ngay fekk fi nga xamante ni moom lañ la wax mooy metti wala mooy soxla bi nga. def fa sa jumtukaay mooy li ñuy wax un bon ciblage bu ñu jógee ci loolu li ci des nag dañuy ñaax acteurs yi souvent ñu démultiplication bi ak suivi bi ak partage bi dafa am solo. te ci loolu sax nguur gi day dugal koppar yu bëri ci communes yi ngir rek ñu mën a am ay infrastructure ba tax Alioune Badara Mbengue gouverneur bu Kaolack di xamle ne yokk xam-xamu élus locaux yi dina tax koppar yooyu nga xamante ni moom la nguur gi dugal ci mairie yi ñu mën koo yore. yorin bu baax. mënoo commencé benn école wala benn yoon wala benn piste nga xam da nga fay nekk di yéexant ba beneen mandat fekk ko fa te xaalis baa ngi dajaloo loolu mënul ne mais nag buñ la formé wax la fi ngay jaar lan nga war a moytu ba loolu lépp du la dal ba nga xam ne ni maîtrise d'ouvrage boobu dana mën a yomb réalisation yi dana mën a gaaw dana mën a am sécurité. tàggat boobu nga xam ne nag dafa jëm ci nan la ñu yore ab commune te waa PACASEN daal di koy amal représentant commune yu bëri jóge ci gox-goxaani Sénégal yi daal di nañ koy fekkee. ngir waajal pèlerinage bu Popenguine foofu sax la ñuy desandi ca Kaolack diocèse ba fa moom nee na dina assurer animation liturgique bi maanaam lépp lu jëm ci wàllum ay jëf ak bind ak lépp luy jegeele ñu ne ñooñee di ñi nga xam ne ñoo gëm ak sunu borom dinañ ko amal foofule jamono ji ñu ngi waajal bu baax a baax te lu toll ci 5 junni ci ay marcheurs dinañ dem ca Popenguine Abbé Nestor Sène mooy directeur œuvre diocèse bu Kaolack ñu déglu ko ci micro Pambay Diaw ak Fally Gueye. dañuy waajal li ñuy wax pèlerinage marial bu Popenguine pèlerinage boobu nag mees bi ñu jagleel waa Kaolack ndax ñu animé ko mooy meesu altine bi ginnaaw Pentecôte mees boobu sunu monseigneur Martin Boucartine moom moo koy jàng te chorale yi nekk Kaolack ñoom ñoo woy mees boobu la li ñu mun a jàpp ci waajal Popenguine bii nii moo di ne
fii nii ci Kaolack tàmbale nañ liggéey bi dalee ko weer yi passé ñu ngi ci taxaw ne pèlerinage Popenguine ren dañoo jàpp ne thème bi moo di ne coofe njaboot doon na loo xam ne woote la waaye itam doon na loo xam ne yoonu sellaay la te thème boobu maanaam bakk boobu bi ñu choisir bi ñu tànn pour pèlerinage bii nii yaakaar nañ ne ñun waa Kaolack dafa doon loo xam ne daf nuy fàttali lu bëri ci suñu biir dundu diocèse li ci njëkk moo di li nga xam ne lu ñuy duppee plan d'action pastorale suñu diocèse te plan d'action boobu dañ koo yemale ci Mariama maanaam li nga xam ne moom moo nekkoon taxawaayu Mariama moom moo nekkoon teewaayu Mariama moom moo nekkoon liggéeyu Mariama ci wetu doomam Yeesu Krista. yaa jàll ci yëglekaay yi li ñu xëyee tey ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf jàpp nañu ki ñu jàpp ne moo faatu Kiné Gaye keroog àjjuma ci ngoon ci Pikine Rue 10 ubbi l'Observateur Xaasimu Ba la tudd ku xamoon Kiné Gaye la ndax moo ne woon superviseur bu établissement Mansour Sy di service transfert d'argent gi ndéem si yàlla faatu Kiné Gaye doon géré keroog ba muy faat xale bu jigéen bi yéenekaay bi nee nañu enquête ba feeñal na ne dem na ca place ba ñaari yoon ci suba si la fa njëkk a dem doon ko yóbbul ab versement juróomi million ak genn wala la ko waroon a versé waaye ba mu demee ñaari million la ko jox ba noppi na ko dama bëgg ngeen defal ma prêt bu toll ci 200 000 ndax dama am urgence ndaw si ne ko munta nekk ndax li nga fi amee ci manquement dafa bari seetal nu lijjante loolu ba noppi di ci soog a teg leneen yéenekaay bi nañu tontu ba neexul Xaasimu ci la génnee dem yoonam ca ngoon nga ci la dellusi waate ëndaale ab paakaam ci la faatee faatu Kiné Gaye ci anam wu ñaaw wi ñuy ñaawlu ci réew mi l'Observateur nañu moom ci jëmi boppam moo wax enquêteurs yi ne jam na xale bu jigéen bi fanweeri jam-jami paaka ak juróom-ñaar ci tànk la ko njëkk a jam faatu Kiné di yuuxu mu rocc ci paaka ba dàq naq bi continuer di ko fa jam ba ni mu seddee Libération xëy ñu wan kan mooy Xaasimu Ba mi def jëf ji ñuy ñaawlu ci réew mi ab photo mi ngi ci xët mu njëkk journal bi ñaar fukki at ak juróom-ñett la am jamono ji ma nga ñu tëye ci garde à vue ba mu defee la muy def ba nuppi journal bi nee nañu dafa dellu këram bàyyi fa xaalis ba ak paaka ba summi yére yu mu soloon solaat yeneen yére ñëwaat ci mbooloo mi àndandoo ak ñoom di leen jooyle Kiné Gaye jëf ju ñaaw ji mu def nee na li ko ci dugal moo di jabaram dafa am doom muy seenub taaw jabar ji teg ko pression bu rëy ci ngénte li mu soxla woon xaalis ñeenti yoon yéenekaay bi nee nañu dem na ko ca multiservice ba yore woon paakaam nëbb ko ci biir yéram doon xaar foofu wéet heure bu xoolee gis fa nit rek mu taxaw patienté ba ni mu ko jekkoo ci la defee jëf ju ñaaw ji ñetti million ak genn wàlle yi faatu Kiné Gaye encaissé woon moom la tegoon bët moom la bëggoon a jël li ko weer nag moo di bi coy yi demee këram dañu fa fekk paaka bi mu rayee Kiné Gaye fekk ci armoire am ay yére yu taq deret fekk fayit xaalis bu toll ci 1,900,000 nee na leen li des ci xaalis bi jabar ji la ko jox ngir mu jënd ci ay yére solu ci ngénte li togg ci it añu ngénte li ñu naan bi muy rey faatu Kiné Gaye faatu Kiné dafa ëmboon Libération nee nañu loolee amul amoon na jëkkër daal waaye jotuwoon a ëmb mi ngi doon faju nag doon traité wu ngir mën a am doom La Tribune nañu li ñu naan ni da koo rendi loolee amul Vox Populi nañu ci digg ngénte li fa la ko takk der yi fekk jàpp ko yóbbu bés bi le jour di ñu wax li ko rey ba mu dee moom Xaasimu Ba mi rey faatu Kiné Gaye ñeneen ñi ñu rey ci réew mi ci anam yu doy waar yéenekaay bii di bés bi le jour nee na yamul foofee ne bokk na ci kenn ku ñu faat ca jàmm gën bokk na ci ku ñu jàmpaaka ca Wakam kooku moom laata muy faatu la xamal ñi ko wëroon ki ko rey bokk na it ci Fatoumata Baldé di ndaw si faatu ca Maroc te ñu ne jëkkëram moo ko rey ndax fiirange politiku Sénégal bu doon ak fiir la ñu ne jàpp na ña ko teg journal La Tribune bind ne coalition Yewwi Askan Wi ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp a defi ay njumte yu ne weng ba ñu moytuwul seen liste nationale yi du jàll ci élection législative yi Le Quotidien nañu moo taxit dakkal nañu defante bi ñu neewoon ci seen biir léegi kay ñoom ñëpp seen yitte mu di Yewwi Askan Wi di Benno Bokk Yaakaar moo di nan la ñu mën a def ba bokk ci wootey député yi seen yaakaar jëpp nag mi ngi wékke ci juróom-ñaari juge ya ca conseil constitutionnel Sud Quotidien nañu ñoom it di juróom-ñaari sage conseil constitutionnel yi kenn ëpp leen problème jamono ji ëllëgu liste Yewwi ëllëgu Benno Bokk Yaakaar ak compagnie mi ngi tege ci seen i loxo anki dina kay nañu faaw ñu sauver système électoral bi ndax li ñuy ruumandaat mu di génne liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar ak liste nationale bu Yewwi Askan Wi ci législatif yi loolee bu amee ñu bari li ñu ragal moo di dëkk bi salfaañoo Mamadou Lamine Massaly salfaañe na carte gi yëral xët mu njëkk journal La Mandat Massaly taxawal na parti politique Union pour une nouvelle république la ko tuddee ca ndaje moom ko doon siiwale yéenekaay bi nee nañu amul lu mu fa yàkkul opposition bi ci réew mi Direct News nañu Union pour une nouvelle république juddu na parti politique la bu bees bu Mamadou Lamine Massaly taxawal teg na feuille de route mu di li ko tax a jëkk ak fa mu fas yéene jaar ba yegg ca ñu yegg ci journal Le Quotidien ak journal L'Info ñi ngi ñuy xibaar ni fële ca Nioro du Rip responsable AFP bii di Moustapha Junior Thiam dem na fekk ci Souleymane Ndiaye njiital synergie pour un développement durable yoonu natange keroog la woon ci meeting bu Souleymane Ndiaye directeur des infrastructures aéroport teewe woon ñu teewlu ji xët mu njëkk journal Record xooli xibaar ba fa nekk Boubacar Camara di footballkat bi ñu bëri ci Sénégal amoon yaakaar ci ne dina ñëw football ci équipe nationale bu Sénégal ca waa France mujj ko woolu ab agent moom joueur bi di Ousseymi Niakate nee nañu ci yéenekaay bi muy Aliou Cissé di fédération Sénégal bu football nañu wax sénégalais yi liy dëgg ci kaabu Boubacar Camara
jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant leen itam yéen di àndoon ak ñun ci xibaar yi rédaction bi di leen dig daje incha allah à partir de 19h pour Soir d'info 19h30 journal en wolof et 20h en français ñaanal leen ngeen yendoog jàmm laata loolu ñu bàyyi leen ak Pape Cheikh mu àggali ci midi plus Pape Cheikh. mais naata dama la namoon nag. maa la raw. dama la namoon torop. maa la raw lu bëri. kontaan nañu ñu gërëm la gërëm itam rédaction bu télévision Futur Média. wax nga léegi dig daje gi ca kanam lay doon. ci journal wolof bi ak it bu français bi mais soir d'info moo koy jiitu n'est-ce pas. voilà c'est ça à partir de 19h. merci ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm itam rédaction bu télévision Futur Média xibaar yi dafay continuer suñu site internet di www.igfm.sn.